aywa Cheikh Diop semaine bi amul noppalu de lundi ba àjjuma excepté bi dënt bi maa ngi lay nuyu di la ziar. mais Cheikh Tidiane du ko wax ak moom samay kii rek lay xaar. say no sa noonu mais sama noonu la waaye lay nuyu Fati. maa ngi lay fay Cheikh. maa lay nuyu tenue bi rafet na di nuyu. Ibou Marcel ak Malick nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias. aywa yéen kaay yeeg la ñu xëyee ñu doore koog l'Observateur. yéen kaay yi la mu xëyee ñu doore koog l'Observateur Fati bokk na ci état bu Sénégal nga xam ne itam lancé na ci sàkku na ci Interpol ñu daal di def seen kéem kattan gisee ki nga xam ne itam moom moo di Akhenaton moom ñu jàpp ne defkatu ñaawteef la woo xamante ni nag mi ngi nekk ci ginnaaw ñi nga xam ne jàppoon nañu leen te itam ñu bëggoon yàqate li nga xam ne nag moom moo di alaluk moomeeluk ñi nga xam ne ñoom ñoo di français lépp lu ñeel notice rouge ak itam mandat d'arrêt bi wax nañ ci itam lépp lu soxal itam dernière révélation explosive de la force spéciale laata rek ñuy boucler boobule dossier ni ki démb ci alxames gi mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di sûreté urbaine bu Ndakaaru fukk ak benn ci ñoo xamante ni itam jàpp nañ leen daal nañ leen di déférer lu ni mel l'observateur moom moo gisee ni mel ci li nga xam ne moom moo di page 6 jàpp 7 leneen itam loo xamante ni daal na koy xëyee bokk na ci góor yi nga xam ne itam dañuy faral duñu am kattan ci li nga xam ne nag moom moo di seen ak néegu sëy l'observateur di kat na ci bu baax a baax def ci aw gëstu faati lu soxal itam visite de chantier yi nga xam ne itam njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall daal dina koy amal mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di gën a jag-jagalaat yokk li nga xam ne moom moo di taaru corniche ouest bu Ndakaaru enquête di kat ba tey ci wàll wi Macky marche sur Khalifa ak ki nga xam ne moom moo di Barthélémy Dias Barthélémy nekk maire bu Ndakaaru moom njiit bu réew bu Sénégal ànd ak délégation bu mucc ayib ci liggéey wi nga xam ne itam AGETIP moom itam dugal na ci loxoom bu baax a baax ñu wëyal waxaat itam ci le quotidien lu soxal itam législative yi ak itam dàq wi nga xam ne cour suprême daal dina koy neenal lépp lu ñeel wàllu parrainage bi opposition bi itam daal di ñàkkaat ci leneen moom maître Abdoulaye Tine bokk ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo jiite wàll bi la mu xam le mu di aw décision la bu scandaleuse mu li nag dina rek daal di saisir commission bu CEDEAO mu ñeel itam sanction jëmale ci nguur bu Sénégal ci wàll wi anam wi nga xam ne itam noonee la doxalee Fatick ñu wutali beneen ab quotidien mu di Le Soleil kii lee ñu njort ne defkatu ñaawteef la te manifestation yi nga xam ne itam moom moo fi amoon ci fan yi ñu weesu ñu jàpp ne rek moom rebelle la moom Ousmane Diatta itam dikkaat nañu bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di jaar-jaaram ngir rek l'enquête gi gën a mën a wëy bu baax a baax nataalam la ñu daal di xëy fësal ci Le Soleil ginnaaw Le Soleil Libération beneen ab mbir bu doy waar bokk na ci bébé Aïda ñeenti fan yoo xamante ni nag ay waajuram jege ñaaleem wala boog askan wu Sénégal ñu ngi nekk ci li nga xam ne nag moom moo di njàqare faati ginnaaw itam ñu ngi koy wër boobaak léegi enquête bi nag ñu ngi ko gën a taral ngir rek ñu daal di gis tout tànk li nga xam ne dafa am benn at ak lu ko toftal te rek ñu daal di koy jëlee ca diwaan bu Pikine kenn koo xamante ni njortoon nañ ne itam loxoom laaleel na ci jàppoon nañ ko ba noppi itam daal di koy bàyyi mu ñibbi ci aw makkaanam ginnaaw makkaanam boobee nga xam ne itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi amal nañu fa ab lëñ bët leneen loo xamante ni nduróo na ak mbirum bébé Aïda mu di nekk CI Thiané moom xale bi nga xam ne itam moom la ñu rek daal di yóbbu jul toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay weer ci yooyu la jamono ñu ngi ko jëloon ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril atum 2017 ca jàmmalaay daal di koy gisee fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu kawoon fukki juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2017 ca Ngeexoox kawoon Fati ñu wax itam ci leneen mu di tribune lépp lu soxal itam doomi aadama yi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakken ñi ci am gaañu ak itam yenn ci ay barab yoo xamante ni nag daal nañ koy caxatee la mu titré bokk na ci 1000 raisons d'enterrer le parrainage mu mel ni itam am na yenn ci loo xamante ni mënees nañ ko sukkandiku ngir rek daal di neenal wàll wi ci yooyu la jamono moom maître ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Tine sànq maa ngi lay wax rek ne daana amal aw kalaame lépp lu soxal tabaski wi tam ñi nga xam ne ñoom ñoo sant Njaay ci la jamono nag seen xel mënees naa dal ngir gouvernement bu Sénégal la mu àddu ci doy li nga xam ne nag moom moo di xar yi 810 000 moutons ci loolee itam 260 000 yi mu ngi ñeel région bu Dakar mu mel ni itam xel mënees naa dal ci ñi di wax ne xar na am ak du am du samay kàddu gouvernement bu Sénégal moom moo gisee nu ni mel voilà Walf Quotidien waxaat
xalaat itam ci lépp lu soxal menace de mort wi nga xam ne dañ koy faral di jotee le Sénégal dans le tourbillon lu ni mel la rek daal di xëy fësal leneen loo xamante ni daal na ci àddu mu di assemblée générale ordinaire bu SODAV artistes yi ak itam Macky Sall lépp lu ñeel itam copie privée yi lépp daal na ci dikkaat ci li nga xam ne nag moom moo di page 9 fàtte ñu àddu ci leneen mu di les échos dikkaat ba tey ci lépp lu soxal li nga xam ne nag moom moo di lañ doon jortu wala boog lañ bëggoon mu am te amul le téléphone portable du terroriste moom Mor Gueye daal di àddu ci wàll wi yeneen loo xamante ni nag ñu ngi ciy wax bu baax a baax bokk na ci li nga xam ne moom moo di page 3 bu les échos ñu àddu ci beneen mu di bés bi le jour téeméeri at bi ñu jagleel Maodo ci kaw ci biir suuf donte génn na àddina wuy ji boromam waaye mbindam mi ngi fi des ba tey aw jàngaleem itam askan wi ñu ngi wëy di ko biral moom góor gu sell wile 1922 atum 2022 si Malick nete compté rek daal di fësal ñaareelu pàcc wi daañu gën a faram fàcce ci li mu ñeel wàllu dindindam faati lépp lu soxal itam taw bi yenn ci yoo xamante ni itam daal nañ koy addu mu ñeel mënd mi lu soxla itam wàllu inondation dàquñu ko benn yoon laas kat ba tey ci Macky Sall wi nga xam ne itam bëgg naa coppi xar kanamu corniche ouest bu Ndakaaru Vox Populi di kat ba tey ci fukk ak benn ci présumé terroriste yi nga xam ne itam force spéciale jamono yi nag mi ngi wëyal bu baax a baax ci wàll wi lu soxal itam concert bu casserole wi nga xam ne moom njiit bu Pastef moom Ousmane Sonko amaloon na ko digle woon ko jëmale ci askan wi itam daal nañ ci àddu ci li nga xam ne moom moo di Vox Populi source a di kat ba tey ci lépp lu soxal dossier Mame Diarra Fam Déthié Fall ak itam ñenn ci ñoo xamante ni itam daal nañ leen di jàpp ci wàll wi il compte 9 PV mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 5 bu Vox Populi ñu di kat ba tey ci leneen mu di beneen ab yéen kaay témoin di kat bu baax a baax ci yenn ci ay dégâts yoo xamante ni nag Ousmane Sonko la mu santaane woon jëmale ci askan wi daal dina koy amal rawatina ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jàppal na ñaari étudiants yu Pastef daal nañ leen di jàmm ci bile këru jàng mu kawe ab étudiante boo xamante ni mi ngi bokk ci frappe itam daal nañ koy xupp menace de mort la daal di titré lu ñool itam moom Oumar Gueye mi nga xam ne rek concert boobee nag la mu amal ci dérangement jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi bëri na Sud Quotidien di kat ba tey ci lu soxal itam approvisionnement ci wàllu xar yi jëm li nga xam ne moom moo di tabaski bi nag xam ngeen ne ay ba sënkam moom moo si des faati record di kat ba tey ci Bayern duo bi nga xam ne daal na koy teg mu ñeel Mané ak tam Sané lu soxal itam classement FIFA de juin 18e mondial Sénégal reste solide leader africain lu ni mel rek daal di xëy fësal lu soxal itam wàllu football ci jigéen ñi cérémonie de remise de drapeau wi itam nga xam ne amal nañu ko moom Matar Ba jàpp ne rek gaynde yi mënees nañoo def loo xamante ni ëpp na lañ leen doon doyee daal na leen di ñaax itam ngir rek ñu mën a wéyal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di CAN bi ñu àddu ci leneen mu di stade Gana ku mooy wul mënees naa dem Turquie moom Diallo itam mënees naa des ca France rawatina fa nga xam ne nag moom moo di Rennes lu soxal itam Sadio Mané wi dem Bayern bu yàggul dara ci aw contrat boo xamante nii nag ñu ngi ko àpp ci atum 2023 jàppal ne rek ñeenti ci ay défi ñoom ñoo koy xaar fa nga xam ne nag moom moo di ca Bayern lu soxal itam mondial atum 2022 liste bu 26 joueurs yi moom Aliou Cissé amatul benn jafe-jafe ngir daal di koy amal donte ñeent ñoom itam la ñu bëgg itam bokk na ca des fa nga xam ne nag fa lañ nekk sunu làmb la ñu koy jeexalee Bira Sène mi nga xam ne itam moom mooy njiit bu CNG jamono yi nag la mu xamle mu di dootul bàyyeeti lenn képp koo xamante ni itam lay yelleef ci yow daañ ko doxal ba mu mat sëkk lu soxal itam combat wile nga xam ne moom moo ñeel Balla Gaye ak itam Gris Bordeaux bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne nag moom moo di ñoxabaay li mu xamle mu di combat bu gaaw la nar a nekk Fatick ma gaawal xef-xef bi lay nekk gaawal nga ko bu baax Cheikh ma gaawal lay remercier nga wëyal ñaareelu pàcc bi mu gën a yaatal inshallah exactement aywa ñu koy jaajëfal bu baax Cheikh Diop ñu àndoon ak moom ci yéenekaay ak la ko xëyee Malick Thiandoum ak ci commenté bi yaakaar naa yéenekaay yëpp ci la ñu wax nañ ci ñu taxaw principalement ci l'observateur à la une l'observateur observe voilà l'État lance Interpol aux trousses de Akhenaton mu soxal nag fukk ak benn mise en cause yi nga xam ne daal dañ leen di topp ci mbirum ci wàllum terrorisme Malick. jërëjëf je pense que tiit jot na ndax bu ñu demee ba déjouer
lu mel nii à la veille de la manifestation du 17 juin xel war na mën a tey tamit njàqare mën na dugg ci askan wi ndax li nga xam ne moom la ñu wax waa sûreté urbaine ñu leen di jaajëfal ci liggéey bu rëy bi nga xam ne def nañu ko ndax ñii seeni palang bu fekkoon ni sotti na tey faati leneen la ñuy wax ndax ay attaques yu nga xam ne cocktail molotov ak yeneen explosif yu nga xam ne ñoom ñoo ko defaral seen bopp moom la ñu naroon a jël pour taal ci réew mi indi fitna ci réew mi centrale électrique bu Senelec dañ ko waroon song yenn ci këru kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk nguur gi song yi tamit yenn barab yi nga xam ne dañu jàpp ni ay moomeelu tubaab yi la donc lu mel nii je pense que dañ ciy jaajëfal rek suñu enquêteurs yi ndax bu fekkee ne xereñu ñu acte terroriste yi dina jàll mais xam nga tey dañoo toll ci jamono ju nga xam ne loo yëkkati nit ñi dañ ciy am jeexi jaaxa ba tax na Sénégal comme lu ñuy waxee dañoo tàmm di foyee suñum xel mais lu mel nii je ne pense pas honnêtement que sûreté urbaine am nañu jotu di wax lu nga xam ne dañu ko fabriquer de toutes pièces moo tax lu mel ni su amee soxna Faati man dama bëgg ni nga xam ne noonu la ñuy def yenn saa yi mooy bu ñu jàppee yenn gang yi mënate leen woo presse bi ñu wane gannaaw ñu am respecter droit à l'image ak présomption d'innocence wan nit ñi ñoom ñooy def katu ñaawte fii def ci conférence de presse procureur li muy génn di ci def conférence de presse lii moo ko gën a doon farata ndax lu nga xam ne tey bu doon ni sotti na acte terroriste la dafa nar a nësaxal jàmmi réew mi rey ay nit taal ay centrale électrique lu toll noonu je pense que du lu nga xam ne dañ ko war a sàggane dañ ko war a leeral ba mu leer ba askan bi xam ne on est en danger et que ñun aussi ñu gën a vigilant ci suñu bopp askan bi gën a vigilant ci lépp lu nga xam ne gis nañ ko te mu tey seen xel ñu am culture dénoncé ko balaa njombe di am. ma gars yi nee nañ sax ñoom dañoo joxe woon daal ay diggé ne li nga xam ne moom mooy kaw maanaam dinañ ko installé ci réew mi ci manifestation yu 17 juin yi ñu génn. waaw xam naa comme li Malick wax rek. den seen pexe bu sotti woon nii ñu ngi wax leneen. te souvent damay wax fàttaliwaat li nga xamante ne kilifa yi rawatina ñi yor waru kaaraange ñu ngi koy laaj askan bi. maanaam collaboration bi. gis loo xamante ne dafa tey sa xel. alertel parce que loolu tamit sécurité du loo xamante ne dañ koy foowe donc lu mel ni yaakaar naa war na gën a ñaax askan wi. au-delà de ñi nga xamante ne moom mooy seen liggéey maanaam aar askan wi. tamit ñu jéem a xool ni ñuy def pour dugal ci seen loxo. képp ku gis loo xamante ne daal daawoo ko gis. wala nga am information yi nga xool ni ngay def pour fexe. ñi nga xam ne ay professionnels lañ ñu jot si yaakaar naa lu am solo. Très bien, Marcel. yenn sources yi di rappeler que ces personnes risquent gros ndaxte elles sont poursuivies pour complot contre autorité de l'État ak li nga xamante ne moom mooy association de malfaiteurs en vue d'organiser des bandes en leur fournissant li nga xamante ne moom mooy ay gànnaay dans le but de s'attaquer à la force publique détention tamit et transport de produits et substances incendiaires lu mën a taal dëkk bi en vue de la commission d'un acte terroriste justement détention illégale d'armes à feu financement du terrorisme donc boo xoolee amoon na benn at en arrière le 25 juin plus précisément Assemblée nationale voté woon na ñaari projet de loi yi nga xamante ne da doon modifier en tout cas modifier code pénal ak code de procédure pénale donc ces personnes là bu fekkee ne comme ni ñu ko waxee elles risquent gros elles risquent aussi d'être les premières à subir li nga xamante ne moom mooy application loi boobu noonu parce que loi yooyu dañuy définir acte terroriste comme incluant entre autres des actes susceptibles de troubler gravement à l'ordre public ak tamit association de malfaiteurs infractions liées aux technologies de l'information et de la communication donc on peut dire que facteurs yi yëpp s'est réuni pour que ñu mën a en tout cas nekk passible de prison à vie donc loolu la ñuy encourir actuellement di fàttali que kii di Akhenaton ñu gën ko en tout cas ki nga xamante ne Ousseynou Seck la tudd ñu gën ko xamee ci Akhenaton ak kii di Max Kilumati ñoom ñëpp ils sont en France enfin ils sont à l'étranger loolu waral Interpol moom mooy lancé li nga xamante ne moom mooy opération recherche. Très bien. Fati, je pense que foog ma sànni ci tuuti parce que actuellement fii Sénégal on est en train de vraiment jouer avec le feu. te yemul ci lii kese je pense que même ñi aussi fekkee li ñuy def lu am la. yoon di leen topp beneen côté bi tamit am na leneen loo xam ne mi ngi fiy xew parce que hier on a entendu des menaces d'attentat xaw ma wala sax taal. Walfadjri
nous on a vécu ça. Au niveau du groupe Futurs Médias. Absolument. suñ demaatee tamit ay ñeneen naan dañuy dem taali Walfadjri mais suñ demee ci réew boo xamee ni léegi daal discours bi yëpp taal. Je pense que mën nañu jaay suñu wàll ci Sénégal abale quoi. Absolument, ça c'est vrai que mënu ci woon ñàkk. On est tous solidaires de nos confrères de Walfadjri. Voilà. Parce que lu mel noonu kenn du ko bàyyi mu jàll. tey les entreprises de presse wala ñun taskatu xibaar yi suñu liggéey la ñuy def. mais Sénégal dañu dem ba Fatick dañu nekk en danger. parce que tey boo waxee lu arrangé nguur gi. ñeneen ñi ni da nga leen a bañ. nga wax lu arrangé ñeneen ñi nguur gi ni da nga leen a bañ léegi fan la ñu war a tax. finalement def sa liggéey rek te ànd ak conscience tranquille mais di menacer ay entreprises de presse. encore une fois la ma waxoon fii rek. moom laay waxaat pour Walfadjri pour yeneen këru presse yi. ña fa nekk ay professionnels lañu. ay gor lañu. dañuy ñaq di daan seen doole di liggéey comme sénégalais yépp. nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey mais di leen xupp ak di leen xoqatal ak di leen menacer. loolu ça ne passera pas. très bien aywa 7h jot na ba tey fukki simili ak benn ñu jàll ci leneen muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.